triste affaire bu sad, c'est vraiment triste, 25 ans, un enfant de 25 ans a été tué, Ahmed Arbery, parce que li ñu mënti wax rek hate crime la, parce que Amérique fii boo nekkee nit ku ñuul tu n'es pas en sécurité ñëpp la nag, ñëpp la, personne n'est à l'abri, kenn mënul nekk en sécurité parce que boo xoolee li may wax saa su ne l'histoire est toujours en train de se répéter, gën a bees le moo fi am rek mais gën a métti le amu fi, gën a bees le moo fi am mais gën a métti le amu fi. génn sa buntu kër di footing comme ñun ñëpp ni ñuy def rek di entraîner parce que Ahmed Arbery moom kii la c'est un athlète moom football player la ñëpp xam nañ ko ci fi mu dëkk da doon daw di entraîner daw comme footing gars yi ñaari tubaab bi papa ak doom daal di koy dab daal di koy shoot basically daal di koy rey du mujj fenn parce que Amérique xam nañ ci namit xamee nañ leen ci violence bu demee noonu te damay wax rek saa su ne damay wax l'histoire est toujours en train de se répéter amoon na fi gisoon nañ fi par exemple ku ci mel ni Mike Brown ku ci mel ni Trayvon Martin. Mike Brown moom benn jeune la boo xam ni ki ko chat mi ngi tudd Daryl Wilson mi ngi ko chat parce que ci ay basic chat ak lu mu mënti demee rek crime yi kenn du ko justify xoolal par exemple lu ci mel ni Trayvon Martin. Trayvon ñëpp gis nañ ko. Trayvon moom yëngaloon na àdduna bi ñëpp Black Lives Matter ñëpp yëngaloon na àdduna bi parce que il était un enfant dem dugg ci bitig bi jënd ay steak tàngal la jënd tàngal rek la jënd daal di dox sol hudeem George Zimmerman woo police woo 911 ne ko gis naa benn black buy dox mais dafa mel ni he is up to no good ku dangereux la 911 daal ne ko foo nekk mi ne ko maa ngi nii di ko topp 911 ne ko bu ko topp maa ngi yebal police te xale bu ndaw la bu jënd tàngalam di dox nii ci mbedd mi rek di dem di daw di dox di fo mu daal di koy topp police nee na ko bu ko topp de mais mu topp ko ba am ak moom kii daal di xeex ak moom génn pistolet rey ko bu ñu waxee mi ne I was fear for my life ba pare xam nga fu mu mujj kees bi mujjul fenn. gis nañ fi keesu Eric Garner I Cannot Breathe gisoon nañ artistes yi star Amérique yëpp jóg ci ñëpp wax ci I Cannot Breathe. Eric Garner moom kaam nan la demee jaay cigarette police fekk ko fa daal di ñëw di ko arrest comme black li may wax rek maa ngi ko doon wax ci sama Instagram maa ngi naan boo nekkee big black dude nga ñuul rek tu es en danger noonu la ñëwee fekk ko fa daal di koy rey basically daal di koy rey après nag gis ngeen star yi ay LeBron James ay Kobe Bryant slogan bi I can't breathe te xoolal I can't bi ko policiers yi di xoj mi ngi ko ciy wax ci kawam mi ngi naan I cannot breathe moom lañ utiliser. temps yi gis ngeen temps yi tamit problème amoon na ñëpp jóge man sax defaroon naa ci sama t-shirt bokkoon ci riot yi parce que ñun dañu yaakaar ni l'enfer c'est toujours les autres. gis nga am na problème yoo xam ne bu ma dalul man mën na dal sama njaboot moo tax am na loo xam ne bu xewee na ci ñëpp jóg na concerner ñëpp parce que àdduna dafa gudd tànk. fenn Trayvon noonu lañ ko reyee Trayvon noonu lañ ko reyee Amadou Diallo mu nekkoon un Guinéen déggoon ngeen fi en 99 coow lu mag moom it mujjul fenn Amadou Diallo fële ci New York Bronx moom ñu ngi ko shot 41 times 41 fois lañ ko tiré ay balu fetal 41 fois fan ci buntu këram mu doon génne kalpem di wane carte d'identité am policiers yi shot ko 41 times 41 times lañ ko shot ainsi de suite la liste continue jusqu'à l'infini parce que gis nga buñ fi mën nañ fi toog di ko lim ñi nga xam ne américains yi tubaab yi rey nañ leen ci ay nit ku ñuul te du mujj fenn dafa mel ni boo rey nit ku ñuul dafa mel ni da ngaa rey kaña war a mbott that's what they call a hate crime boo xoolee ñu liñ fi rey yëpp amul kenn ku ci def erreur kenn gisoon ngeen ko ñoo xam ne ñi ngi fay gis ni xoolal seen crime yi amul benn ba pare lu ñu mënti def crime rey leen it doesn't justify anything dañ leen a rey noonu rek parce que it's a hate crime xoolal ku ci mel ni Trayvon Martin mais bii ça a choqué le monde
mais après fan la mujjul fenn par George Zimmerman, you know. am na ci boo xam ni par exemple bu Mike Brown bi boobu tamit ça a choqué le monde. Ferguson, you know, riot bi gis ngeen ko Baton Rouge, you know. mais dafa am ay njàngat yoo xam ne dañ ko ci war a def ñëpp la concerné jàngat biñ ci war a def, you know. c'est triste nag, c'est triste que ne li may wax rek ñun we fail to realize the military science. maa ngi koy wax di ko waxaat, l'histoire est toujours en train de se répéter. L'histoire est toujours en train de se répéter parce que xam nga lu tax we fail to realize military science, la science politique wala la science militaire, you know. ko waxaat ko les États-Unis ou bien les grandes démocraties ni ñu leen di woowee, c'est pas à eux de nous enseigner qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme, you know. Amérique warul ñëw di ñu jàngal les droits de l'homme, Obama warul ñëw di ñu jàngal les droits de l'homme. na wax ci lii ñoom ñi ngi jàpp ñi ñu ñuul ñi citizens yi di leen rey comme ay kaña, mais ñun bu dara xewee suñu réew yi ñu daw ñëw bàyyi leen ñii ñu sëy, bàyyi leen góor ak góor ñu sëy, bàyyi leen du ñu wax ci seen problème. c'est pas à eux de nous enseigner qu'est-ce que c'est que la civilisation. du ñoom ñoo ñu war a jàngal loolu. ñun nag on n'a pas encore compris parce que boo xoolee Amérique fii am na ay lobby terroriste yu gën a garaaw yu fi nekk, lu ci mel ni ay KKK, lu ci mel ni ay white supremacist. xoolal lu ci mel ni de Ferguson Church bi nga de Charleston église bi nga xam ne duggoon nañ fa rayee. kan moo ko defoon? benn xale bu tudd Darrell Wilson bu tudd non astafurlah Ryan Roof, Dylann Roof bokk ci groupe yi nga xam ni Dylann Roof moo nekk nii. Roof yi gën a dangereux, groupe terroriste yi gën a dangereux Amérique ci la bokk. ay KKK, ay hillbilly, ay the white supremacist. ba pare moom li ci gën a garaaw moom ni mu naxee nit ñi mooy moom black people yi la doon àndal ci ñu ñuul ñi la màggee, mais saa su ne da doon wax ni rek dafa bëgg def shooting maanaam dafa bëgg dem ci école bi rey ay nit. mais comme école yi instant yi dafa am sécurité, c'est pas facile. mais xam nga nu mu def? rifle la yor dem dugg ci église bi, fekk njëkkoon na dem ci église bi. les malfaiteurs bala ñuy attaquer fenn dañ fay njëkk a dem, you know. dafa njëkk a dem ci église bi, église yu noir yi daal ne waaw dama bëgg ngeen jàngal ma comment faire la Bible whatever. noir yi tamit accueillir ko mu ñëw nekk seen biir ba miin leen, daal di dem jëli fetalam ñëw dugg fa. dafa dugg si daal na leen man dama ñëw parce que dama bëgg a indi une guerre raciale ici aux États-Unis. dañoo bëgg a rey nit ñu ñuul ñëpp, soo ci man lay maa koy commencé. jéggu ci église bi ratissé leen daal di leen tirer ay bal rey na fa 9 personnes. 9 personnes après doyal, you know. après bi ko FBI interviewé ci lay toog di expliquer naan waaw ñun ñoo fi nekk, ñun tubaab bi ñun ñëpp même xalaat la ñu yor. nga wax ko war a nga ñàkk ko wax, ñun ñëpp même flag la ñu yor. te bi ñu defee investigation ñu xool ko, moom dafa bokk ci ñi nga xam ne des nazis, mooy les nazis ñi nga xam ne dañu gëm Hitler, you know. mooy ay sign yoo xam ne ñun tamit war nañu jàng yooyu di ko xam, you know. sign boobu nga xam ne boo gisee 8888 sign ñoom seen sign lañ. the Confederate flag mooy la guerre civile ñi ko indi woon, the North and the South ñoom tamit ci lañ. ñun foog ñu comprendre loolu, you know. mais après boo xoolee du mujj fenn mooy dañ naan waa ji dafa am problème mu bopp. après dañ koy qualifier de dof, dañ koy wutal ay kayitu dof daal de moo tubaab la dafa def li ku rey 9 nit de xam nga ni doo nit dof nga. après du mujj fenn. that's what they call racism. parce que policier bi la jàpp, juge bi lay juger, you know, ñoom ñëpp ñoo yem, ñoom ñëpp ils ont la même pensée, ñoom ñëpp ñoo bañ nit ku ñuul, ñoom ñëpp ay raciste lañ. ñoom ñëpp a yem, policier bi la jàpp, juge bi, procureur bi, avocat bi, ñoom ñëpp a yem, même système bi, ñoom ñëpp day gàddam same mindset. ñun nag ñoo comprendre loolu ba léegi nga xool li ci mel ni par exemple Mike Brown ki ka rey mi ngi tudd Darrell Wilson bi mu reyee Mike Brown nit ñi di coow mujjul fenn, gars yi daal di koy may daal di ko ne léegi bu liggéey si toogal sa kër. mais dañoo jékki rek gis waa ji acompte tam xaalis bi di yéeg, tubaab bi di ko yónnee xaalis di ko féliciter ci rey bi mu rey nit ku ñuul. ñooñu ñuy jàngal la civilisation. di ko yónnee xaalis tubaab yi koy yónnee xaalis ñan la xamoo leen, mën na nekk tubaab bi nga dendal, mën na nekk sa xarit bi, mën na nekk tubaab bi nekk Afrique, maanaam ñoom ñëpp ils ont cette même pensée,
raciste am na ñoo xam ne da leen di yóbbu ci benn level ba ñu nekk ay extrémistes di raye am na ci ñoo xam ne tamit mais racisme dafa nekk loo xam ne tous les blancs sont des racistes ça dépend nag ci looy woowee raciste tous les blancs sont des racistes normalement sax doomu aadama da nga war a raciste mooy raciste sa race you gotta be proud of your race bala ngay jël naa bañ a dugg foofu nañ continuer parce que am na yoo xam ne boo ko waxee rek dañ lay dëkkal foo xam ne dëkkoo fa mais raciste tous les blancs sont des racistes ñun nit ñu ñuul ñun du ñu ay raciste parce que ñun dem jàppale arabe bi war a dem jàppale tubaab bi moo gën jàppale suñuy mbokk jàppale nit ku ñuul ñun nit ku ñuul yi dañ ko xeeb tey Sankara Mbaye li muy wax nii dañ naan mais bu ko tubaab bi waxee dañ naan dëgg la parce que raciste ñu parce que ñun yaakaar nañ ñu complexe d'infériorité moo nekk ci ñun moo tax ñun ba léegi nanguwuñu comprendre. It's sad c'est triste c'est triste que ni ñun ba léegi comprendre wuñu mais pour vous dire ici aux États-Unis nous on a peur parce que à tout moment police mën na la pull over mën na la arrêter mën nañ la rey te du mujj fenn à tout moment loolu mën na xew te du dara lu dul ay hate crime moo tax ñuy reyee fi Amérique boo xoolee KKK yi parce que maa ngi mus naa lire benn article boo xam ñu doon wax naan américains yi war nañu jóg ñu xoolaat seen bopp parce que les KKK mais les racistes les anti-black les white suprémacistes dans une manière de dañu infiltrer le système dañu infiltrer police dañu infiltrer maanaam le système judiciaire américain te boo xoolee dëgg la man am naa sama anecdote nettali naa ko rek ci sama Instagram ba ma tubaab bi di ma menacé ba ma ne ma carrément what you gonna do ma ne ko yow policier nga tu dois être là pour la loi ma ne la policier bi moom ko wax de ne ma pour quelle loi ma ne ko why you siding for him mi ne ma am siding for him so what boo gisoo mi ngi def ndel bu rëy waa ji bët yu bleu lii mi ngi weex maanaam man dama ko xoolee xam ni c'est un raciste parce que man xam naa ci seeni signe jay na ba ci loo nekk wàcceel xaar ma wàcce gi ñun ñuy nangu ñu ñuy jàngal qu'est-ce que c'est que la civilisation te boo xoolee fii États-Unis mus nga fi dégg mass shooting boo xam ni nit ku ñuul moo ko def mass shooting maanaam dugg ci école rey ay xale yu bari war a ñëw mer sa yaay nga dugg rey ay nit benn nit ku ñuul musu ko def mass shooting musu am tubaab bi rek ñooy dugg di rayee ay nit ñu bari dugg ci ay supermarché di rayee mais ñu ñuul ñi même bu fekkee dañuy rayee sax tout leur crime c'est lié à l'économie par exemple dañu soxla lu ñu lekk moo tax ñu dem di agresser wala dañu soxla ay Jordan wala dañu soxla yére wala dañu soxla ay dàll mais boo xoolee tubaab bi ñoom hate crime rey yi ñi rey yëpp ay bañ nit ku ñuul la mais xoolal dugg ci école fekk ay bébé tëdd nga arrosé bébé yëpp ak fetal te du mujj fenn après dañ lay wutal ay kayitu dof pour vous dire que ni rek c'est pas duñu jàngal qu'est-ce que c'est que la démocratie wala les droits de l'homme saa su ne c'est triste nag c'est triste bëgguñu di gis nga bés boo comprendre histoire Amérique am na yu bari du la jaaxal am na yu bari yoo xam ni du la jaaxal fils ci loo nekk yaa ngi doxal waa Snap dem leen sama Instagram ñu yeggali fa live bi foofu parce que sama téléphone dafa déchargé mais li may bëgg a wax rek mooy ñun africains yi ñun nit ñu ñuul ñi war nañoo def benn job gars yi dañuy nax rek nee naa leen ñun on n'est pas des personnes violentes ñun defuñu fi première wala deuxième guerre mondiale ñun bombardé wuñu Hiroshima Nagasaki ñun créé wuñ fi sida créé wuñ fi Ebola créé wuñ fi coronavirus ñun pistolet sax mënuñu koo defal les marchands d'armes là kan moo ko fay def kan mooy jël armes yi di ko dugal Congo kan mooy jël armes yi di ko dugal Casamance Amérique am nañ seen Casamance gis ngeen ko fii ay tubaab yi ñëw dugg ci biir building administratif ne d'accord ñu ci seen loi yor seeni fetal xoolal photo bi ñëw dugg ci biir building administratif parce que d'accord ñu ak li monsieur le maire wax wala li président bi wax ñu ñoo génne seeni fetal taxaw xam nga ñii kenn gënu leen a dangereux kenn gënu leen nekk ay bandi ki ay terroriste mais ndànk rek kay mais li may wax rek saa su ne baba naka waat maa ngi ni di kaas rek man moom ne ci kii bi xaaral ma noppi sax dem leen sama Instagram ñu yeggalee ko fa xale boo xam ne amul benn